rahim allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim. mbokki julliti mbokki auditeur u Océan FM 98.7 ñu ngi leen di nuyu fañ leen daan nuyoo ci waxtu wi ci seen émission bii di Talibé à l'affiche. ñuy sant sunu boroom moom mi nga xam ne mooy boroom iraada ak xudra namu ñu teewaat fii ci studio maam Cheikh Ibrahima Fall ngir jooxe ak mbokku taalibe yi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ko wér, di ko ñaanal Serigne Modou Menda Fall am di Menda Fall xalif général des Baye Fall mu yàgg fi lool te ànd ko wér, di ko ñaanal xalif généraux yi nekk ci réew mi yëpp, di ko ñaanal askanu Sénégal. Tey nag ci àjjuma ji di juróom-ñetti fan ci weeru octobre ñu am mbégte dalal ki ñuy wax Mouhamadou Manel Fall. moom mooy tey ganuk Talibé à l'affiche. dañu koy dalal di am mbégte ci jàkkaarloo ak moom, ndax lu ñu nosoon la ca njëlbeen, waaye xat-xati jamono ak yëngu-yëngoo tax jotaay ba sottiwul woon. tey sunu borom dogal ko ginnaaw bi mu agsee ci dëkk bi ngir jooxe woote gu rëy googu nga xam ne Serigne Touba woote woon na ko muy màggal gi. sëñ Manel, maa ngi am mbégte di la bàyyi nga nuyoog auditeur ak auditrice su Océan FM yëpp incha allah bisimilah. wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalina sayidina muhammadu rasulullahi alayhi salaatu wasalaam. ginnaaw xasbala ak basmala ñoo ngi xamdala di wéeru ci xawkala di sant yàlla moom azwajal illal tisbatil di julli di salmal ci saydul kawnayni muhammadul bachar jërëjëfe Serigne Touba jaraw lakk Cheikh Ibrahima Fall Lamp di ñaanal Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou yàgg fi lool te ànd ak wér, di ko ñaanal liggéeykatam bu mag ba Serigne Amdi du Menda bu toog jataayu Cheikh Ibrahima Fall, ndax day def ni xalifa Serigne Touba bu dëb super xalifa Maam Cheikh Fall mooy la koy tëj kon ñoom ñaar seen yàgg mooy yàggu murit bépp, ndax ñaari kër fi nekk kërub sëriñ si mooy kër Serigne Touba ak kërub taalibe yi mooy kër Cheikh Ibra. kon bu ñu ñaanalee Serigne Mountakha mu yàgg fi, ñaanal nañu képp koo xam ne rek sol nga sa dàll te lislaam tax laa jóg. bu ñu ñaanalee xalifab Cheikh Ibra mooy ñaanal nañ dongo yëpp rek. di sant yàlla mi nga xam ni moo ñu may li nga xam ni bëgg nañ ko ba tàyyi te tey lay soog a sotti. ci jàkkaarloo waxtaan ni li nga xam ni moo ñu ñor. mooy li nga xam ne amuñu lu dul moom. seen maam Cheikh daa doon wax ni ku amul lu dul lenn sànni ko fenn. boo fa déggee ay yuuxu war ngaa dem xool la fa xew. dëgg la kon amuñu lenn lu dul sëriñ bi, amuñu lenn lu dul yoon wi. boo ñu si woo ñër si waxtaan dinañ laataa ñu tàmbali wut ay kaddu yoo xamante ne mooy kaddu tuub la ci kaddu yi ñu yëkkati. ndax yoon bu ñu la fi juree mag la fi yilif la fi. dul ëskay waroo ko wax. waaye day fekk ni laataa ñu def dara des koy waxtaanee. waxtaan soos la ñu ànd ak yow. dëgg la di sant bu baax a baax Chaplaay ci liggéey bi ngay def. jërëjëfati. ndax dafa am benn boroom xam-xam bu ne ñetti bombe moo amoon. la première bombe c'était une bombe atomique. ñi ko yor am nañ ko mooy Iran ak yooyu. la bombe démographique mel na ni Chine nag ñi ci topp jël nañ ko. moom troisième bombe mooy bombe communication. ne bombe boobu explosé rek ku ci amul sa wàll doo am dara ci àdduna bi. mu mel ni bombe boobu nga teel a jël. teg ko ci yoon bi. dëgg la kon lii nga xam ni sumb nga ko. muy penc moo xam ne dañ fay samp yi laaj. di waxtaanee lu jëmal askan wi kanam li jëmal si yoon wi kanam. ñoom la ci njokkal bu baax a baax di fa si ànd ak yow. jërëjëfati. jërëjëf Mouhamadou Manel Fall, cant ak ngërëm ñeel na la. bu fekkee it da ñu bëgg a topp ci xarala yu bees yi, mën nga dem ci Océan FM Dakar ci Facebook bi. mi ngi en direct, kon ku ko bëgg dégg ku ne rek mën nga jokkook wala mën nga connecté wu
voilà ci page Facebook bu Océan FM ñi ngi en direct ngir dalal Mouhamadou Manel Fall ci émission bii di Talibé à l'affiche Manel xam naa ni wax ci sa jëmm jafe na ku ne jafe na ma man mi ndax ñu bari ci émission bi boo leen ne yaay kan daanaka dañ la naan wax ci sa jëmm jafe na waaw loolu moom dañ ciy dog ngànt xam ne wax ci sa jëmm jafe na waaye it loo xam Demba ma Demba gën laa xam Demba ni ko wolof di waxee kan mooy Manel Fall. waaw alhamdulilah ndax laaj wi jafe na waaye yomb na ndax Manel Fall mii ñu jàkkaarlool bëggut doon leneen lu dul taalibi Cheikh Ibrahima Fall hakaza kon kooku rek laa taalibi Cheikh Ibra nag goo xam ni daa juddu ci kër goo xam ni kërub toppe la ndeysaan ndax ñun de fa ñu bayeekoo la ñuy ñaan mooy fu sangub Sëriñ Tuubaa bi yegg fa suñu njaam yegg feneen fi kon kërub toppe la juddoo mooy kërub Cheikh Ibra sama ñaari waajur yépp sëriñ bi dogal ci dogalam nga mu tànn leen ñu bokk ci njabootu Cheikh Ibra hakaza sama waajur bu góor nga xam ni maa ngi koy nuyu di sa xarit ndeysaan soppe waaw yónnee ay kaddu nuyoo sëriñ Mbàkki yu ak waa bërëb bi yëpp ndeysaan sëñ Saalihu Fall waajuram di Cheikh Modou Moustapha Fall hakaza Cheikh Ibra jur ko hakaza sama waajur bu jigéen ñu ngi koy wax soxna Jobbe Fall ndeysaan moom it sëriñ Mbàkke Xari Jóob mi Cheikh Ibra jur ko kon ñu judd ci njaboot goo xam ne Cheikh Ibra Fall moo ñu tànn ngir ñu doon kenn ci liggéeykatam ñi tigi li nga xam ni mooy wàllum saayir maa ngi gën a àdduna fii ci Ndakaaru dëgg la saa borom dogal sama jàng jëm ci wàllum ndeyjoor jëm càmmoñ maa ngi ko tàmbali fii sa ginnaaw école bu ñuy wax école Saldia dëgg la walla jàng ci jëppal waaw ci jëppal ba suñu borom dogal ma dem booru terminal defee ko Delafosse am fa sama bac ma amee sama bac ma dem jàng li ñuy wax droit moom laa njëkk defi maa ngi ko defee université du Sahel ba ma fa jógee waaw suñu borom dogal ma génn ba boori Maroc xalaa tàmbalee lépp lu jëm ci wàllu management et gestion des entreprises d'accord bi ma jógee Touba Maroc ma dellusiwaat Sénégal ngir liggéey sama réew tàmbali fi ay entreprise yoo xamante ne maa ngi suqat sama entrepreneuriat tigi nekkoon ci directeur benn fondation bu ne fii ba yàlla dogal sëriñ bi jox ma ndigal ne ma da ngay laxasuwaat dem jàngiwaat tigi ca laa demaat dëkk bu ñuy wax Canada nekk dëkk bu ñuy wax Montréal waaw ma demee Montréal ci laa def sama MBA bi nga xamante ne xëy na mooy jàng bi lay dimbali ngir lépp loo xamante ne àdduna mi ngi ciy yëngu jëm ci wàllu business ba jëm ci wàllu politique te ne bon dana la ci ubbi tigi bi ma fa jàngee ba noppi ma tàmbali liggéey foofu liggéey naa fa ci ay banque d'accord à Montréal liggéey ci banque yi liggéey naa société de télécommunication yi ba suñu borom duggee fa mu jóge Montréal takkaat laxas mel na ni sëriñ bi daf ma doxaat beneen liggéey dëgg la fi ñuy wax Touba ay murit naan ko Touba Amérique ma dugg fa it dëkk bu ñuy wax Washington mu mel ni ñeenti at ba juróomi at fa laa nekk fa la nga fare def naa fa ay lijaasa jëm ci wàllu leadership and change maanaam wàllu nees war a mën a soppee xarkanu mbir jëlale ko xëy na lu foo yooyu ba mu gànjaru dëgg la mel na ni sama jàng fa la mujj maa ngi fay liggéeyee ci benn compagnie bu ñuy wax BMW nga xamante ni ci wàllum finance ci la nekk d'accord loolu laa nekk muy mel ni xëy na doo xam ci sa bopp lu bari lu dul la sëriñ bi liggéeyloo sikkiwul waaye li ci ëpp solo nag mooy nga xamante ne sama wàllub taalibe maa ngi ko jàngee fii ci réew mi sëriñ bi dafa maa dimbal dama mag bu ñuy wax sëriñ Cheikh Fall Rokhaya sëriñ Cheikh Fall Baye góor jur ko dëgg la suñu ñaari ndey yi bokk benn ndey dëgg la moom ma dimbali sama tarbiya ndax su ma mësaan jàng ba lu mel ni vacances jot daf may jël dugal ma saam dugal ma Daaru Fall ci Baye Fall gi Touba Fall ndeysaan di ma wan mag ñoo xamante ne daf ma naan kii Baye Ablaye yum la tudd Cheikh Modou Moussa Fall nee na ko mu ni demal mu jàngal la ndeysaan ñu bari fa laa ko jàngee ci moom
tigi boole ci it Touba Daaru Minam waaw ma am fa bunt boo xam ni at yu bari dama doon dem kër Cheikh Moustapha Bachir Daaru dëgg la Minam di fa vacances ak yooyu dëgg la man sama wàllu tarbiya la ma fa for ci lu baax ci baax boot boobu laa ko foree dëgg la kon xam naa ni kooku mooy Mouhamadou Manel Fall d'accord ci gàttal jërëjëf Mouhamadou Manel Fall waaye xam naa ki may déglu fi mu toll nii wala ñi ñuy déglu xam nañ ne surtout maam Cheikh Ibrahima Fall nga ndax Serigne Saliou Fall ma koy ziar di suñu wéejur di suñu lépp ndax cofeel gi Serigne Ousseynou Fall ak Serigne Assane Fall it di jëmm yoo xam ne it yàgg nañ loolu depuis bi ñuy nekk Lamp Fall FM ba tey daanaka màggal gu jot bala ñoo def dara dañuy dem ba ca ñoom saafoonteeg ñoom doo génn def lu nuy def waaw loolu ñu ngi koy sante borom bi di ko sante Cheikh Ibra bu baax a baax alors ci sa biir tur dafa am baat boo xam ne xëy na ñu bari xamuñu ko muy Manel Manel ñi def taarixu Sénégal dinañ dégg ñuy wax Yéli Manel Fall ndax Manel moomu la ak nan ngeen demee wala du ma. ok di santaat sax ci ñi nga tudd. mooy sama xalifa kër. dëgg la Serigne Assane Fall moom Cheikh Modou Moussa. dëgg la ma bëgg a taxaw seetlu ci li nga wax. ndax kër goo xamante ni ñi fa mag ay seex lañ. kenn ki Serigne Ousseynou. nga xamante ni ñàkk ki ñaan lool. tigi def loo xamante ni mësta am ci yoon wi. dëgg la def Serigne Assane Fall xalifa kër gi. tigi kon loolu suñu kër la xewee. ndeysaan mooy kër soxna Aminta Fall Yelli. dëgg la seen waajur bu jigéen nag mooy soxna Aminta Fall. kooku Yelli Manel la ko jur. Yelli Manel. waaw kon day doon sama maam. waaw Yelli Manel moo jur sama yaayu baay mi Serigne Saliou. ak ça yàlla dogal nag. kenn tuddeewu ma Yelli Manel waaye doomi Yelli Manel gi nga xam ni. moom moo yar sama waajur bu góor ñu naan ko Amadou Fall Manel lañ ma tuddee. Amadou Fall Manel Mouhamadou Manel Fall. d'accord. loolu nag xëy na. day wane rek ci biir waxtaan bi brassage culturel. waaw bi nga xam ni Cheikh Ibra Fall maanaam bu chefferie yi wàccee. ba nga xamante ne dem nañ ba jëmmi jamono. lépp loo xamante ne royaume la woon wàcc na. bi ñu ko bëggee dajale kër Cheikh lañ ko dajalee. tigi maanaam Mouhamadou Manel day ruus gi nga xam ni. moo ruus ci woon këru buur yi fi nekkoon. ba Cheikh Ibra Fall mujj leen téye ci boppam. moom la ko Moussa Ka wax di ko wax yaa yóbbu mbaaxaan ca xëfóor. yaa tax ba xol ba dootul fuur. yaa tax ba Abdoulaye Xaar toog ci buntu di la xaar woyof lu bay lekk Dakar. ñoo ñëpp daal ñoo dajale foofu dafa indi Abdoulaye Xaar. indi fa mbaaxaan. doon la joor yooyu moo fa indi njabootu Yelli Manel kër Cheikh Modou Moustapha Fall. d'accord donc mu nekkoon Njaareem nekkoon Jurbel. waaw Jurbel donc muy taarix bu am solo alors Manel chercheur nga ci lu bari rawatina ci yoon wi chercheur nga ni nga ko waxee sànq tamit entrepreneur nga manager nga di jëwriñu daayiratul abraar alors daayiratul abraar maanaam lan moo ko mooy lan d'abord ak lan moo ko tax a jóg parce que voilà gis nañu un peu ton parcours tey Manel est-ce que am na sax jotu daayira donc c'est la première question que je me pose quelqu'un boo xam ne nii koo xam ne mi ngi BMW di fa def finance nekk aux États-Unis alors ak daayira niñ ko xamee ci cosaan ci mbooloo mi ci dajaloo ak ci jëwriñ lu nu teg ko bon c'est quoi lan mooy daayiratul abraar en fait. ndeysaan kon de xam naa ni sa laaj bi sax daa fasantikoo. dëgg la ndax yàlla dafa dogal. bokk cib daayira wala woote cib daayira mësta bokk suñu liggéey. ndeysaan waaye mel na ni sëriñ bi ci boppam bu la bëggee dimbali rek daf lay liggéeyloo. dafa am lu am solo lu xew mooy Clubhouse benn application la woon. waaw boo xam ni bu muy tàmbali. Clubhouse de moom anglais la xaw ma ki may déglu sama mag mi nañ njaareem boo ko nee Clubhouse wala ñi ñuy topp Tëngéej
ab tur la woon tur la rek ab waaw. tur la mi ngi mel ni nga ne WhatsApp wala nga ne Viber ab application la waaw d'accord maanaam daa bokk ci li nga xamante ne mooy xarale yu yu bees yi d'accord xarale googu la fay jaar mooy lii ñuy def maak yow tigi xeetu rajo la goo xam ne da nga fay toog di wax ak ay nit ñu lay dégg d'accord boo ko taalee nag ay junni nit mën nañ laa dégg ak ça sama wàllu liggéey yóbbu ma fa ma war a am lu mel ni conférence bu ma fa waroon def waaw ma def ko ay tubaab yu bari di ma déglu jëm ci wàllu li may liggéey ma xam ni ñun nag suñu liggéey moo war a fekk jël xarale yi waaw soppi ko liggéeyal ci sëriñ bi ak ça ñu tàmbali talaata gu jot ñu defa talaata yi Cheikh Ibra fële ci Amérique déedéet waaw maa ngi Amérique boobu yaa ngi Amérique waaye loolu lépp ci xarale yi lay jaar waaw d'accord talaata gu jot ñu ubbi club house bu tuddee ko talaata Cheikh Ibra d'accord tàmbalee waxtaan ak xale yi Cheikh Ibra Fall bu yees bu bokk la gi ñuy dégg ndax boobu yaakaar nañ suñu liggéey bokk na ci li ñuy jël di ko takkal Cheikh Ibra te bokkut ci liggéey bi te Cheikh Ibra nekk un manager hors pair di koy waxtaan ak yooyu waaw ñi ñuy déglu suñu borom mu mel ni ay xar kanam yu bees lañu ay étudiants yu nekk partout dans le monde ay borom xam-xam ay xale yoo xam ni ñoo ngi ci xarale yi di ñu déglu du ñu bàyyi xel ba yenn saa yi bu ñu ubbee talaata gi dinañ lekk yu mat 300 nit di ñu déglu ñu xam ni fii nag day buntu boo xamante ni fu ñu war a mën a jaarale liggéey sëriñ bi la ñu tàmbali di jël ay thèmes lu mel ni Cheikh Ibra Fall ak diplomatie Cheikh Ibra Fall ak ressources humaines Cheikh Ibra Fall ak management di ko waxtaanee boobu sax xale yi yàgg nañ maa topp ci wàllu Facebook ak Instagram waaw bi mu tàmbalee ci club house ba am doole benn bis ci waxtaan rek am benn kilifa gu baax ne ñun de ñoo ngi fi dajaloo di waxtaanee sëriñ bi te ñoo wut addiya jox ko sëriñ bi ma tàmbali def fa benn crowdfunding ne leen sëriñ bi de mi ngi woote ab lu toll ni université ca Touba lan fa war a def ci biir Touba moom sëñ Muntaxa waaw ma wax ko ci club house bi xale yi tàmbali di ma jox addiya te gisuñu ma ça c'est la magie du net la magie du numérique lañ ci yegg si ba bis boobu ñoom fa lim bu takku ci ay koppar boo xam dañ ko jël man maa ngi Amérique xale yi may déglu ñii ngi France ñii ngi Canada ñii ngi Espagne ñii ngi Sénégal waaye bi ñu woowee appel bi ak li ñu leen doon wax xëy na mu jur ci ñoom bëgg ànd ak ñun liggéey bi boobu tudduñu dara amuñu tur d'accord bi ñu jëlee xéewal googu yóbbul ko Serigne Mountakha ànd ak ku ñuy wax Abdou Khadre Ba Jili ak xale yi ñoom sëñ Ahmed ndeysaan Jili waaw buñ ko yóbbulee Serigne bi sëñ Jili nag lañ yónnee addiya gi waaw addiya gi bi ko Serigne Jili jox Serigne mooy sëñ Abdou Khadre Ba bu majalis waaw kay ñu jàppale ci liggéey bu baax a baax ku baax waaw bi ñu joxee Serigne bi addiya gi Serigne bi ne ku fi indi xéewal gi ñu ne ko ñun de amuñu tur ndeysaan ay xale la yuy dajaloo di waxtaan ci sëriñ bi ba lii génn fi mu ne tuddee naa leen abraar daayiratul abraar lii leen di abraar mooy les gens de bien les gens de bien ko tuddee dëgg la li wàcc ci daayiratul abraar ak ça bi ndigal li wàccee si ñun nag boobu xale yi nga xam ne ñoo mëpp xam-xam lool gën maa amu bëgg di ay sant ñi sant Mbàkke ñi sant Fall ñi sant Jóob ñi ñëpp maa ngi ci nuyu Baye Serigne Diop mi nga xamante ne surtout maam Thierno la ma nga Canada dañ Abdou Khoudous doomu Cheikh Modou Kara ne fii dañ Khalil Mbacke doomu sëñ Cheikh Asfay ñoom ñëpp daal ñu ne daal fii daal Fall Yaram yow yaay wane yoon wi ndax sa maam moo doon wane yoon wi kon yow la ñuy def jëwriñ bi nga wane yoon bi lii indi Daaratul Abraar Daaratul Abraar nekk benn plateforme numérique virtuelle bi converger xale yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk partout dans le monde bëgg liggéeyal sëriñ bi. d'accord mais foofu est-ce que wanewul que ne les daïra mourides sont au défi du numérique. Absolument et la bonne question que l'on doit se pose mooy. époque boobu c'était l'époque corona la. époque coronavirus. Covid-19 waaw boobu kenn ku nekk mi ngi sa biir kër. donc espace bi ñu waroon toog physique di dajaloo amuñu ko woon. ñu dajaloo ci numérique bi. d'accord. waaye nag doole gi Daaratul Abraar am nga xamante ni fi mu toll nii bi ñu ñëwee dama def li nga xam ni moom laa jàng ci tubaab bi ma indi ko fenn d'accord mooy xëy na profilage psychologique ñan ñoo ñuy déglu on s'est dit que ñi ñuy déglu kenn ku nekk am nga iPhone waaw kenn ku nekk mën nga connecté wu kenn ku nekk mën nga ñu topp 4 heures de temps kon am nga connexion kon ñii ay ressources humaines hautement qualifiées lañ yu am dara waaw ñu def benn fiche synoptique boobu tamit dafay jaarale. ñu jéem a xool kan ak kan moo ñu déglu. maanaam une classe aisée et une classe moyenne. waaw d'accord ba pare mën nañu wax sax une classe estudiantine mooy ñi jàng. ñi jàng waaw ñu xam-xam ñor. parce que nous sommes dans l'économie du savoir. d'accord c'est ceux qui savent qui font le monde. ñi nga xamante ni ñooñu doon déglu xëy na li tax ñu doon topp
mooy xam-xam bi ñu fay wane ak ni ñu koy waxee. ak accessibilité wu xam-xam bi ñu leen doon wax ci Cheikh Ibra. d'accord ñu leen kon ñii war nañ leen woo ci beneen liggéey bu bokkul ak liggéey bi nga xam te ne mooy bu classique bi. ñu commencé nag di leen def. Figure-toi que bi ñu defee loolu on est arrivé à plus de 1500 personnes. ñu bokk ci Dahiratoul Abrâr. maanaam junni ak juróomi téeméeri doomu aadama yu nekk ci plateforme. yu ci nekk plateforme bi. ok ñu diviser leen en pôle maanaam ñu fexe ba xar leen. ay kuréel. d'accord kuréel yi ci ëpp am na benn kuréel technologique ñoo xamante ne ñoom. ci jumtukaayu xarala yi lañ nekk. d'accord ñu bari lool. am ñoo xamante ne wàllum kopparante la ñu jàng mooy wàllu finance ñu ber leen. maanaam kuréel yi nga xamante ne moo dugg ci ingénieur ñu ber leen. d'accord ñu fexe fa am fa benn crème boo xamante ne kenn ku nekk am na loo mën ñu dajale leen ne leen nag léegi. liggéeyu Serigne Touba bi yéen a ko war a yor na kenn ku nekk xalaat. loo xam ne buñ ko indee ci liggéey bi dina fexe ba liggéey Serigne Touba bi jëm kanam. ak ça. nii la liggéey bi tàmbalee. ci kaw loolu nag ñu xam ni liggéeyu Serigne bi dafa ànd ak xam-xam. ndax Serigne bi jixaatu xam-xam la woo leen. tege ñoom ay borom xam-xam yoo xam ni. Serigne Mor Sourang. waaw sëñ Fallou Sène. Baye Khalil. Baye Serigne Diop. boole leen jataayu xam-xam. boo xam ne altine. ñoom dañuy jàngale tawxiid. di jàngale iman. ñu jàngale islam. jeudi ñu def bisub xasida. samedi bi ñu waxtaanee taarixu yonente bi alayhi salaatu wasalaam. dimanche man benn émission boobu laay def mooy li ngay def nii. d'accord ñu koy tuddee The Abrâr Talk. The Abrâr Talk dañuy wut benn waxtaan boo xamante ne. daa màcc xelam dafa màcc si. jëm ci wàllum liggéey bi. ñu def ko ki nga xamante ne moom lay àndal émission boobu par dimanche. tey jii nii ku seetaan sommet Afrique France. waaw moom moo doon wax ak Macron mooy Cheikh Fall. waaw d'accord nga xamante ne mooy président Afriviste mag moom ñoo def Abrâr Talk. Afriviste Cheikh Fall il est au Canada je crois. Cheikh Fall fii la nekk mi ngi fii ci réew mi d'accord ku am solo. tey jii moom moo représenté. société civile sénégalaise bi. bi war a nekk ci sommet France Afrique France. yi nga doon dégg kooku noonu solo mbaxane Baye Fall bi waaw. di wax ak Macron moom la woon. hakaza ñooñu lañu àndal liggéey bi. très mooy bien nit ñu am xam-xam. hakaza ragaluñu. xam défi bi leen di xaar. d'accord lii daal mooy daal. alors wax nga défi. donc muy baat boo xam ne dama ci def transition. alors tey Dahiratoul Abrâr wax nga ne am na ay informaticiens ay techniciens ay financiers alors ñooñu tey ci yan défi la ñuy liggéey par rapport ak yoonu murit. alhamdulilah si laaj boobu ndax sama xarit bu baax bi fu may waxtaanee ci lu jëm li dama koy bàyyi xel mooy Serigne Ndiaga Diop. ndeysaan Baye Fall bu mag ba. waaw ndeysaan loo xam ni it. tigi ku ma dimbali la ci sama dox. tigi maa ngi koy seedal murit yëpp di ñaanal ko. amiin waay amiin waay. maa ngi wax ni sëñ Manel mu ne ko Fall mu ne ma kuy rëbb kuy fexal mooy mbokkam. kuy rëbb. kuy fexal mooy mbokkam kuy fexal mooy mbokkam. kon nag maa fexalal. barab bi mooy défi boobu noonu nga taxawaat. est-ce que. dama bëgg ñu def benn. introspection. tegaat Touba fi mu nekk ci jamono ji. adduna. dañu ne 550 ans bu nekk. waaw. juróomi téeméeri at. ak juróom fukk bu ne. cëslaayu àdduna yi. day soppeeku yeneen cëslaay feeñ. maanaam bànqaas yi. les paradigmes. les paradigmes que ça soit sociaux. financiers. ak paradigme yépp dafay nekk benn phase bi nga xamante ne. day wàcc ci suuf. d'accord cëslaay yi day dee. loolu la ñuy wax une phase de bifurcation. bu ñu la nee bifurcation mooy bis bi nga xëyee ñu ne sa taaw mi ngi juddu. nga xam ne am na lu bees luy ñëw sa àdduna te xamoo nu mu tudd te loo nar a xalaat da nga ko ci boole. àdduna foofu la toll mooy une phase de bifurcation. d'accord paradigme yépp di nekk en phase de déclin. paradigme nag bu nekkee en phase de déclin day am ay yeneen paradigme yu bees yi jug. tigi paradigme yu bees yooyu bu ñuy jug dañuy dajeeg paradigme yi nga xamante ne ñoo ñu nekk en phase de déclin mu créer benn zone de turbulence. zone de turbulence boobu noonu bu ñu fa yeggee borom xam-xam yi dañuy toog saytu. ne lan moo doon dox te doxatul. d'accord ñu wutaat yeneen cëslaay yu bees tënk ci àdduna. d'accord fa la àdduna toll fi mu toll nii. borom xam-xam yi nag bi ñuy xool cëslaay yi nga xam ni ci lañ sukkandikoon. après la féodalité na ñëw sur le nombrilisme. dañ ne woon nit ñi kenn ku nekk ni ngay gën a jotee sa bakken ci ngay gën a amee épanouissement de vie. d'accord bi ñu ko tënkee ci téeméeri at yi yëpp jàll ñu gis ni doxut. ndax on a traversé 2 guerres mondiales. tout à fait am Hiroshima Nagasaki. am ay suicide. am problème biologique. am corona lépp am ko ñu xam nag war nañoo mën a tënkaat àdduna boole ci leneen. d'accord am ay borom xam-xam ñu ne leen am na loo leen ci boolewul
mooy ngëm-ngëmu doomu aadama. la foi. moo tax nga dégg boroom xam-xam bi ne ce siècle sera spirituel ne sera pas. kon fii ñu toll dañoo nekk jamono joo xamante ni ngëm-ngëm daa war a sotteeku bokk ci cëslaayu àdduna. nga fàttaliku nag ki nga xamante ne moom la ñu àndal mooy Serigne Touba Xaadimu Rasuul. bu ñuy indi daf ñu ne travaille comme si tu ne devais jamais mourir. prie Allah comme si tu allais mourir demain. travail bi moom comme si tu ne devais jamais mourir ñëpp booloo nañ ci moom la américain di wax time is money. waaye li ñu boolewul woon nag mooy prie Allah bi. muy mel ni ñun yoonu murit ñoo yor lépp li nga xamante ne boo ko indiwul ci àdduna du dox mooy spiritualité bu dëgër. kon loolee mooy bépp murit boo xamante ni yaa ngi yëngu. am na lu lay yëngal xëy na xamoo ko waaye lii la yëngal nga war ko indi ci àdduna. maanaam kon képp koo xamante ne intellectuel murit nga. turu intellectuel bi sax dañ koy wax noonu ngir xëy na moom la ñu xam waaye képp koo xamante ne. murit nga te am nga fi toll war ngaa xam ni li nga am moom la àdduna soxla. ndax on parle d'intelligence collective. nan lañ war a mën a ànd booloo def dara. ci kaw loolu nag ci lañ dajaloo ñu ne ñun. àdduna yi nga xamante ne dañ ko ci indi ndax nous sommes dans un monde du donner et du recevoir. ñun li ñu war a indi moom la àdduna bi soxla mooy xam-xam gu leer. ba noppi boole kook ngëm-ngëm. loolu la daayratul abraar indi lu bees. défis yi nag c'est des défis énormes yoo xamante ne mënoo wax ni bii nga ci war a mën a laal. waaye benn bu nekk boo xamante ne cëslaay la. mi ngi biir Touba wala mi ngi biir Sénégal xalaat nañu dox jëm ci. d'accord léegi nag yow lay bàyyi nga tànn. benn problématique boo xamante ne xalaat nga ni génn nañ ci màggal bi gis nga ci. ngeen ñu sëñ mën a lan ngeen xalaat ni nañ ko waroon saafara ma xool ca lañ ci jot a xalaat. segg ci indi la ci. d'accord loolu defe naa du jafe. parce que màggal Touba gii ñu jóge en fait. défi yi nga xam ne nii dëkk bi jànkonteel na ko c'est les défis d'une grande ville boo xam ne c'est des millions de personnes qui se déversent dans la ville en un temps record et en quelques jours donc muy les défis urbains c'est-à-dire tey Touba nan la ñu war a fexe mu nekk une ville boo xam ne dina am toutes les commodités yi nga xam ne nii une ville dans le sens plénier du terme dina ko am gis nañ ne y a un problème d'accessibilité gis nga ku def 12 heures def 15 heures sur nos autoroutes sur nos voies pour accéder à la ville la problématique de l'eau ressurgir na la santé ressurgir na donc par ricochet day doon chaîne boo xam ne en fait da ngay poser la question de toutes les commodités d'une ville war a am tey daayratul abraar moo xam c'est un financier moo xam c'est un urbaniste moo xam c'est un géographe moo xam c'est un aménagiste du territoire tey ci wet googu fan ngeen ci tollu dëgg-dëgg ndax aspect la boo xam ne daanaka mooy déterminer la vie de la personne au sein de l'espace où il évolue. jërëjëf ci sa laaj bi am na solo lool Serigne Touba dafa bind blueprintam tuddee ko Matlabul Fawzayni. ne fii nii laa bëgg dëkk bi mel. am lenn loo xam ne daf ko jiital ci wax ji. ne loolu boo leen ko deful du ma leen indil samay xéwal. mooy dama bëgg Touba li ci war a mën a def muy dëkk boo xamante ni dëkkub diine la. dëkkub dévotion. dëkk boo xam dañ fay wéetal yàlla. lu tax mu ubbee foofu mooy nu ñu war a mën a xalaat ñun xalaatkat yi. ak ñi nga xam ni xëy na xam-xamu saar lañ yor bu loolu jiitu Touba. la ñu bëgg du am dañuy sonn rek. ndax looloo gën a ñor sëriñ bi. sëriñ Moustapha Mbar moom sëñ Mor Aminta dama koy dégg mu naan. ku dëkk Touba de war naa rus naan dafa mar. ndax sëriñ bi bu mu fay dëkk déggul kenn ndox lim leen dig moom def nga ko. kon sëriñ bi lim ñu dig moom def na ko ndax sëriñ Abdou Lahad bi muy ñëw dafa ne. kenn ku nekk sa puujub nekk mooy sab seede. àjjana. kon ku la xam ki nga xam ni moo la jox àjjana. waaw kooku xëy na. du lenn loo xamante ne. dig na la ko. àjjana moom ku la dig lu dul jeex. maanaam luy jeex war nga cee mën a maanu. dëgg la waaye dafa fekk ni ci biir téere bi ba tey Matlabul Fawzayni Serigne Touba dafa ne. sama dëkk bi nekk dëkk boo xamante ni où il fait bon vivre. tout à fait kon Touba xalaat ci li ko jëmal. kanam. loolu day yittey kenn ku nekk. dëgg la
te loolu lu war a mën a am la. li nga xam ni nag moom lañ gis ni fa lañ war a tàmbalee dëgg ci biir Touba gi. bokk na ci ñu ànd. fexe ba. ñi dëkk Touba amub xëy. Le travail éloigne de nous trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. loolu tant que xalaatuñu richesse su. dëkk bi wala richesse su ñi dëkk biir Touba ak richesse su murit yi. ndax murit yi bu ñu amee rek def ko ci biir dëkk yi. tege loolu gën a am solo nees war a mën a def ba kenn ku nekk bu sëriñ bi wootee nga defe si kenn ku nekk boo waree tabax ka tabax ka maanaam loolu moo war a gën a nekk le défi d'enrichissement des mourides maanaam kenn ku nekk nan nga war a mën a def ba yor dara. une communauté boo koy liggéey da ngay fexe ba les membres de la communauté ñu mënal seen bopp dara. ndax lii nga xam ne gis nañ ko mooy xëy na bari na ñuy yalwaan lool. bari na ñuy wër di laaj lool. la pauvreté est à Touba ça il faut le dire. pour koo xam ne nañu naan c'est la deuxième ville du Sénégal. kon war nañoo mën a fexe. ba wax dëgg yàlla kenn ku nekk. new biir Touba lu gàtt gàtt moom am xëy war na faa am loolu mënta ñàkk. nit ñi war nañoo mën a liggéey te dinañ leen wan ay yoon yu ñu fay jaaree léegi mu jógee ci waxtaan bi. fi ñu dëkk mooy cadre de vie yaaram pour un pays musulman. pour dëkk boo xamante ni dëkkub jullit la. set gi hygiène bi loolu warul nekk lu ñu war a mën a maslaa. dëkk gi daa war a set. ndax suñu xaside yii ñu yor di jàng. war nañoo rus di romb sax mbalit di ko yor. suñu yére suñu bàyyilaatu rafet yii ñuy sol waruñu ko sol fenn foo xamante ni xëy na. daa tilim. kon yooyee day lu ñu war a teel a lijjanti waruñoo war a mën a bàyyi dara yi at na tax ko. te ñi nga xamante ni ñoo ngi setal seen biir la ñu amuñu ko. mooy gëm nañ dara te ñi ko war a jàng nañ ko. leneen li nga xamante ni buñ ko lijjantee Touba am mooy Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma. c'est un visionnaire. gis nga bi Sëñ Fallu wootee ba ñëpp ñëw Touba. ba ñu dem ba jamonoy Serigne Cheikh ba ñu wax ko ngir mu defar assainissement bi. vision bi mu nekkoon yàq nañ ko. ndax mbedd yi ni ko Serigne Cheikh xottee woon kenn ku nekk tabax nga ba génn foofu def ko. kon dëkk bi ñëpp gis nañu respirer tout. d'accord loolu lépp ay moyens moo koy def. moyens yooyu nag la ñu war a mën a fexe nan lañ fexe ba xam ko. d'accord benn exemple laa lay jox. très rapidement te ci lañ nekkoon di liggéey. ñi nga xamante ne moom mooy le secteur du transport. waaw rek mën naa lijjanti problème Touba yi. dem ak dikk bi. dafa am lu ñuy wax coopérative moom mooy ay mbooloo ñoo xam ne ñoo ànd. bëgg saafara benn mbir. maanaam taximaan ñi nga xamante ni ñi ngi Touba bu ñu amoon coopérative. boo xamante ni dañu naan ñun suñu coopérative bi. waaw on est 20 000 taximaan. boo xamante ne kenn ku nekk 1000 francs ngay teg loolu ñaata lay den par kii. on est à. 2 millions. on est à 200 millions. 200 millions 200 millions. 200 millions yooyu noonu boo ko jëlee. si ñaari at nga am sa banque bopp wax naa le mot clé mooy nan lañ war a mën def ba am banque. ndax yooyu c'est des problèmes yoo xamante ne banque moo ko war a lijjanti. d'accord banque bi dinañ ci ñëw parce que defe naa ni bokk na ci say projet da nga wax lu am solo Manel. muy dañu war a fexe ba képp ku dëkk Touba. wala chaque famille bu nekk Touba am une souveraineté financière am une indépendance financière mooy li nga wax mooy mënal sa bopp. alors tey est-ce que daayiratul Abraar par rapport ak dëkk bi di Touba ni ko sëriñ bi waxee ci Matlabul Fawzeyni dafay ñaan mu doon dëkk boo xam ne maanaam dëkkub jaamu yàlla la. maanaam dëkk boo xam ne li ñuy wax foi muy ngëm-ngëm ak diine maanaam dafay doon lu am solo dafay doon sax maanaam li gën a fés. parce que loolu mooy je pense que mooy base bi. alors pour man est-ce que daayiratul Abraar du xalaat ci Touba di dëkkub l'islam. mu am ay ressources yu fa ne. kon am na ay ressources islamiques yu nekk biir Touba.
nay ressources islamiques yu nekk biir Touba parce que alxuraan mi ngi fa xasida yi ñi ngi fa daara yi ñi ngi fa jumaa yi ak jàkk yi ñi ngi fa alors boo jëlee éléments yooyu rek ma la liimal mais c'est des éléments yoo xam ne y a une production y a des entreprises yu ko xam ne nii ñoom ñoo koy liggéeyal parce que boo jëlee jumaay Touba sijaada yan fay lal ab entreprise moo ko liggéey du dëgg daara boo jël biir Touba alluwa yañ fay jàngee ci bant la jógee xëy na peut-être une entreprise boo xam ne dafay liggéey dans le bois moom moo koy liggéey donc ça veut dire que le marché de Touba il est organisé autour de l'islam est-ce que du tey foofu la ñu raté muy ñu xool quelles sont les entreprises yu ñu waroon implanter biir Touba ñu am directement rapport avec la consommation islamique. Je crois que c'est un problème de fond que le Sénégal même a. ndax dëkk boo xamante ni sa balance commerciale elle est déficitaire. Que les produits de base de consommation dañu koy importer. problème mi ngi fa am loolu Sénégal yépp la. yére bi nga sol ak yére bi ma sol. defeere wuñ ko fii ci dëkk bi. parce que démb maa ngi jaar Istanbul di nuyu muritu Istanbul day jàmbaar. ay jàmbaar la boo taxawee seen marché bi lépp fa lañ koy defaree. kon réew mu ne balaa muy sukkandiku war naa mën a fexe ba ay besoins de base am du ko jéggaani feneen. te lu yomb la bu dee Touba balaa loolu sax dafa am lu ñu raté lu ñuy wax la responsabilité sociétale des entreprises. tout à fait. dafa am lu ñu jàngale ci management ne banque bu ñëwee ci gox. bu dee mi ngi def bénéfice ci gox bi. dafa am lu ko ci war loo xam ne daf ko war a génn ci poosam defaat ko ci gox bi nga xamante ne ñoo koy sukkale. D'accord. Touba bi ñu géré woon responsabilité sociétale des entreprises parce que toutes les plus grandes enseignes. ñu ngi Touba dëgg la. c'est juste un problème de gestion. et de coordination et de management di teg ñi nga xam ni ñoo xam loolu foofu noonu maanaam les recettes yi ñu mën a am ci banques yi ci les grandes enseignes les sociétés immobilières yi fa nekk rek loolu mën na régler les bas du projet. bokk na ci réew yi nga xamante ni fii lañ toll. bu ñu amee problème bu mel nii dañu naan mën nañ la bàyyi nga ubbi dëkk sàngam. waaye balaa nga ko ubbi defal ñu benn juma. tout à fait defal ñu benn école. ban banque nga gis boo xamante ni mi ngi biir Touba xëy na suba teel ne parc informatique gu Serigne Mountakha lii mi woote maa koy defar. ci université ba tout à fait dañoo waroon am benn système boo xamante ni ñoom balaa ñu leen di bàyyi ñu dugg see biir dëkk bi. dinañu signé ak ñun lu leer loo xamante ne. ay convention bénéfice la si ñun la war a def. d'accord c'est des partenariats très faciles à faire. loo xam ni xale yi génn bac plus 3 sax mën nañ ko. te xaalis bu bari la bi dem biir Touba boole ci industrie bi. waaw surtout l'industrie. l'industrie bi parce que en fait sur le plan du territoire. bon ñi jàng aménagement du territoire xam nañ ko c'est-à-dire l'industrialisation d'un territoire fi muy sukkandiku mooy le territoire ba am ci ressource ñu war koo transformer alors que Touba sa première ressource mais weesuwul l'islam weesuwul jumtukaay yi nga xam ne nii moom ngay jëfandikoo ngir ñoŋal sa diine. kay wax la benn exemple bu gën a te entreprise yooyu moi je pense que ni tey murit yi moom la ñu waroon njëkk solo ci dëkk boobu entreprise buy defar moquette pour jàkk yeeg jumaa yi imprimerie y a pas d'imprimerie digne. voilà yooyu je crois que mënoon na absorber une population boo xam ne ni c'est une population active au niveau de Touba parce que les ressources autour de l'islam yoo xam ne nii soubassement bi c'est industriel parce que en fait tout peut être industrialisé dans la ville. da nga wax lu am solo mooy active. nañ taxaw foofu noonu. un humain sur 7 est africain. Tout à fait. Le Sénégal, c'est un pays de 196 712 kilomètres avec 15 millions d'habitants. La majorité des jeunes. Tout à fait. Donc Touba, bu nekkee la deuxième ville du Sénégal, il y a plus de jeunes là-bas. Que font ces jeunes? Yan circuit actif lañ dugal jeunes yooyu noonu. ndax dafa war a nekk jàng alxuraan. pare jàng xam-xam. ba noppi toog te doo def dara. dëkk bu bëgg a dem war naa mën a gunge ndaw yooyu noonu parce que c'est une population active. et ñu bëgg liggéey lañ.
dañuy yeewu ba ngoon amuñu lu ñu def. mais à part le commerce à peut-être. part le commerce. tout à fait. commerce bi sax ni ñu ak koy mbay defee mi. ça doit être organisé tubaab n'a même pas de centre commercial digne de ce nom pour un pays boo xamante ne recette bi gën a mag xëy na commerce la. dëgg loolu yëpp sëñ bi dafay laaj ci générosité wu xalaat les générations futures. tout à fait. c'est une générosité dafa am benn tubaab benn boroom xam-xam buy wax ni c'est une obligation de tout homme de donner autant qu'il a reçu. tout à fait. kenn ku nekk li mu jël ci sëñ Tuubaa li ko sëñ Tuubaa jox même bu dee xelam wala bu dee dërëmam bu amoon yéene dugalaat ko ci biir yoon bi rek ñu jam ñu dem fii nii. dëgg la. wàllum industrie boobu noonu xoolal lu mel ni li sëñ Tuubaa sëriñ Muntaxa woote sëriñ Muntaxa li mu comprendre ci àdduna néew na nit comprendre ko tigi. ndax xëy na li koy xelal du xelub nit. dafa am lu ñuy wax l'économie du savoir moo jot fi mu toll nii. économie du savoir bu mu la koy firil mooy pouvoir d'achat bi nga xamante ni ki juddoo Californie moom la am. moom la ku nekk Touba war a mën a am fii ñu toll fu jamono toll. dëgg la. ndax lu tax ki nga xamante ni moom Californie la juddoo lenn la am mooy xel mu war a mën a jàngee ba war a mën a créer suba lu ko may leneen. ki juddu Touba pouvoir boobu la juddoo. ndax xam-xam bi nga xamante ne mooy war a mën a permettre ki juddoo Californie mën a créer start-up bu tudd Google. 93 la ko créé muy def bi def 5 fois en bourse lu mel ni Total. loolu ku dëgg Touba war na ko mën a am. égalité des chances moo am ci xam-xam. te xam-xam boobu la Serigne Touba woote. dëgg la. Serigne Mountakha xam ne égalité des chances boobu noonu. jàng moo koy maye mu indi li Serigne Touba wax Madinatul Hilmi boobu mu wax. la cité du savoir mu teel a woote ab jàng. yaaram fekk jàng lu ñu nit ñi lu ñu bëgg duñ ko am. dëgg la. faaw ñu xam lu ñu def. c'est ceux qui savent qui font le monde encore une fois. c'est le prix Nobel de l'économie moo ne. gap bi nga xamante ni pays développés yi ak pays endettés yi am nañ ko du gabu infrastructure gabu xam-xam. xam-xam la. lu gën a bari rek dañ ko jox ñu ko xamul mbir kenn du ko jox sa waay. dañ koy jox waayam. dëgg la. gis nga Touba nekk na marché boo xamante ne. industriel yi on peut en citer Alla Sène suñu Alla Sène. ndeysaan Baye Alla ndeysaan Baye Alla. c'est beaucoup d'industriels yoo xamante ne ñi ngi biir Touba ñi ngi jéem a def dara. waay tel nañ ko tàmbali. dëgg la. ndax dooleel nañ leen ba ñu war a mën ko yegg. yan yoon lañ war a mën a jaar ba war a mën a créer industrie digne de ce nom. d'accord yooyu yëpp c'est des questions qu'on doit se poser. tout à fait. et que lu yomb la lu yomb li ci gën a gaaw mooy organisation. sama waajur daf may wax ni seytaane boo tegee dara day fexe ba doo organiser. dëgg la. te dëgg bu ñu organiser wul fen bu ñu organiser da koy gën a dox. mooy am na yu bari yoo xamante ne dañ ko war a organiser waat. d'accord. toogaat waxtaan. kii nga xamante ni moom moo mën aménagement du territoire. ne ko doxal lii. te it am na loo xamante ne c'est une aubaine pour Touba c'est une aubaine pour tout le Sénégal. mooy l'avènement du numérique téléphone yi xew. waaw dëgg la. on est à 100% pénétration mobile. en Afrique rawatina au Sénégal. loolu mooy y a plus de lignes téléphoniques que de personnes kenn ku nekk am nga ñaari lignes téléphoniques. lii rek mën naa développer lu nekk. dëgg la. waaye nag il faut que ñu mën a def technologique bi que xale yi nga xamante ni ñoo ngi génn foofu noonu. nekk ay xale yoo xamante ni kenn ku nekk am nga ingéniosité bu mën a créer Google bu mën a créer Facebook ñu dugal leen ci conditions optimales yoon mën a xalaatee defar loolu. d'accord. te loolu c'est investir dans la formation. loolu gën a am solo déclic boobu noonu faaw ñu créer ko. d'accord. te yooyu yëpp day jar. ci lu dagan. li sëriñ bi bëgg. te loolu du tax kenn ñu ne ko lii ngay def sëriñ bi bëgg ko. ndax sëriñ bi loo ci mënta am moo ñu sant ñu liggéey balaa kenn du ci sant. tigi jërëjëf Mouhamadou Manel Fall mooy moom ngeen dégg noonu mooy ganuk seen émission Talibé à l'affiche bu fekkee da nga dab émission bi fii ci 98.7 Océan FM Manel sànq damay defaat rek damay jëlaat curseur bi rek delloowaat ko un peu ci suñu njalbeenu waxtaan ndax gis nañ ne ni nga ko waxee sànq daanaka ab taalibe Serigne Touba tey moo doon jokkook ki ñuy wax Emmanuel Macron di président France dans le sommet Afrique-France ñu seetlu ci màggalu Touba ne ambassadeur bu France nekk fii ci Sénégal
seeti na sëriñ bi. Alors ginnaaw moom les forces militaires françaises au Sénégal ñoom tamit dem nañu seeti ki nga xam ne nii mooy sëriñ Mountakha Mbacké. yàkkamti woon gis ko lool mu mel ni tey kon Sénégal dafa mel ni li nga doon junj sànq muy paradigme yi dafa am ay changement de paradigme ci rapport yi. mu mel ni France tey mi ngi séntu beneen rapport digganteem ak Touba. buñ ko waxee buñ ko waxul nous sommes dans un monde boo xam ne àdduna ak géopolitique la c'est des rapports de force. français yi gis nañ ne song nañu Touba ci màggal gi rek 2 faits ñoo ko wane l'Alliot dem na France. Le commandant des forces militaires françaises au Sénégal dem na Touba. alors tey est-ce que Dahiratoul Abrar di plateforme boo xam ne ni ñu ko waxee lu am solo la parce que dafa mondial. parce que ñu ngi ci mondialisation te ku wax Abrar boo wax gas flank Espagne France États-Unis Sénégal c'est-à-dire link boobu mi ngi fa. alors tey en tant que chercheur sur le plan mémoriel. bu fekkoon dafa am looy xaar ci France digganteem ak yoonu murit lan lay doon. ndeysaan xam naa sama réponse dina xaw a jaaxal. on n'attend rien de ndax noonu daaw. bu seen pexe juboon doom bi mu bëgg. c'est-à-dire que ñun nii en tant que africain. ñoo ñu soxla waaye soxlaatuñ di dara. ne serait-ce que le marché. essence Touba rek. ça mën na jural France 150 millions de francs CFA par jour parce que y a minimum 20 000 oto yi dawal Touba te kenn ku nekk nga jënd 5 000 francs essence total loolu la bëgg. La France c'est toujours pour défendre ses intérêts. D'accord. Donc on ne peut rien attendre d'eux. Ça c'est sur le plan économique. Sur le plan politique. Waaw. Sur le plan politique parce que bon sur le plan politique. Waaw. La revanche. Les idéologies. Viendra forcément de Touba. Parce que Serigne Touba moo nekkoon ki njëkk a créer déclic boobu. fi mu jaar ak ñoom. lam leen wan. ak le non catégorique bi mu teg France. moom moo nekk suñu biir deret bi nii. nga xamante ne on a aucun complexe jàkkaarloo France bi. Serigne bi teel na leen donte teel leen apprivoiser. D'accord. kon fi Serigne bi jaar ak ñoom. ñun fa lañ war a jaar ak ñoom on a une revanche à prendre. revanche bi nag ce sera pas avec les armes. déedéet. ce sera pas avec des menaces ci xam-xam lay nekk encore une fois. c'est comme lu Cheikh Fall def tey toog à la même place que Macron. wax ko li mu def maamam yépp ci ay kaddu yoo xamante ni du ko jël mu xam ni c'est une nouvelle élite africaine sénégalaise décomplexée bu jàkkaarloo ñoom. foofu la liggéey bi toll. France li nga xamante ni moom moo ko indi mooy le contrôle politique bi nga xamante ni ñoo ngi koy am suñu réew yi. mu mel ni ñoom ñoo ñu tànnal président. xam nañ ni ñun ñoo mën a soppi loolu. xam nañ ni les idéologies les grandes idées. sont manipulées par ñi nga xamante ne dañoo nàmp ci Serigne Touba. et ces grandes idées leur font peur. parce que nag toute révolution que ça soit politique psychologique économique. doit forcément passer par 3 parties. bi soog a tàmbali lañ naan elle est folle. La révolution de Serigne Touba a été taxée de folle. Après ñu ne elle est dangereuse. La révolution de Serigne Touba a été dangereuse. C'était un danger. ñu jël ko fi yóbbu ko exil. Maintenant la révolution elle est évidente. C'est évident li Serigne Touba doon wax. mi ngi ko wax ba 1927 xam nga ñu doon wax. quand il nous parlait de syncrétisme culturel. quand il nous parlait de décomplexe. quand il nous parlait que li ko waaj di wax naan ñu l'habit du noir n'est pas taillé pour les Africains car ils souffrent d'exagération coutumière. C'est ces mots qu'ils nous ont dit et ces mots sont récents. loolu lañ wax sama maam ne que tu souffres d'exagération coutumière loolu lañ wax sama maam tu peux pas être un islam. Serigne Touba ni leen waxuma ak yéen xam naa fu ma koy jëmbat mu jëmbat ba am doom joo xamante ne sët woo xamante ni jóge na fii
jàng ñoom lu ñu jàng di ko waxee làkk yu ñu ko làkk fekk leen foofu dàq leen jàng ba noppi ñëwaat dëkkam bëgg koo liggéey boo ñëwee wax ak moom yaa ngi daw leneen waaye bëggaloo ko dara kon tout ce symbole là mën nga jàpp ni seenu comédie c'est la comédie de la France. Tout à fait. seen ay intérêt la ñuy dox. D'accord. waaye nag ci se sent prêt parce que nag sëriñ bi yeewu na te suñu borom liggéeyal defal nañu pas-pas boo xamante ni ku dul moom tiituñu ko. D'accord muy lu am solo Manel parce que donc par rapport ak offensive c'est une offensive très soft donc de la France vis-à-vis de Touba mais Serigne Mountakha Mbacké li mu leen wax dafa leer li mu leen wax mooy li sëriñ bi bëgg rek xam nga loolu c'est important li sëriñ bi bëgg alors ci perspective yi par rapport ak suñu rapport ak France parce que sànq maa ngi lay junj lu am solo muy l'aspect mémoriel l'aspect mémoire parce que am na mémoire boo xam ne ñoom dund nañ ko Serigne Touba te amaana li ci ëpp sax murit yi jotaguñ ci dégg nañu suñu Baye Mbaye Guèye Syll historien waaw mu ciy jéego ay jéego yu am solo di maanaam di remettre l'histoire à sa place alors tey est-ce que bokkul ci la première préoccupation de Touba muy l'aspect mémoriel entre Serigne Touba et les Français te mu nekk ci ñoom ñu détenir ko ñu indil ñu ko tegal ñu ko ci table bi ba noppi ak loolu est-ce que yéen a ngi ciy xalaat waa Abrar vous avez am ngeen ay membres à Paris en France partout. moo wax la rek par exemple. waaw. ambassadeur du Sénégal en France taalibe Serigne Touba la man koy nuyu El Hadj Maguette Seye. waaw nga xamante ni dañ ci waxtaan bu bari. jamono ji nataal bi génnee. waaw ci waxtaan ci lu mel noonu. li ci am solo nag mooy tant que les lions n'ont pas leur griot. l'histoire tournera toujours autour des chasseurs. dëgg la maanaam on va réécrire l'histoire. c'est permanent. ndax man sama doom ji nga xamante ne Amérique la juddoo wala mu juddoo France. li muy gëm bokkul ak li ma gëm. ngir mu gëm ko foog bokk leneen. te ñun dañoo juux seen biir bokk fa. maanaam Sénégal boo demee France. ay tubaab a fa ne doonu murit. am nationalité bi am lépp. dëgg la liggéey boobu ñoom ñoo koy yeggali. ak ça. et que loolu. sëriñ bi ci boppam. moo am timingu boppam. dëgg la yenn saa yi dama naan li ñu bëgg. yàlla na dajeeg bëgg-bëggu sëriñ bi. am na loo xamante ni sëriñ bi bu ko bëggee. buy am lu tàmbali gis nga photo boobu noonu. loolu premier braise la woon. d'accord fi nga xamante ni sëriñ bi moo koy jaalale ñoom buñ koy def sax duñ ko xam. ndeysaan. kon l'aspect mémorial day am sama maam yëlli sama maam Ahmadou Manel daf ma nettali woon. 92 ans la génne àdduna. bàyyi moo nekkoon chef de canton bi xam na ci. mu ne daa am bis tubaab bi woolu sëriñ bi. ne daf koo bëgg a gis. daa bëggoon gis sëriñ bi. ndax li muy dégg ci moom yëpp yaakaar ni kii xëy na du nit daal mu bëgg koo xool. sëriñ bi jox leen ay conditions ne leen. moom nañ fexe ba tase waaye bu ma laal. na jàkkaarloo man wax li mu ko bëgg. dëgg la ñu yónni yëlli dem moo fa nekkoon kii dégg naa bi yëlli ñëwee waxut dara. sëriñ bi xaw ko ne ko ndax da nga am loo bëggoon wax mu ne ko man de sama kii ki ma yilif. daa bëggoon. jàkkaarloog yow. man nag wax dëgg yàlla moo ma yilif lu ma sant faaw ma def ko. di xalaat loo ci def mu ne ko dinaa ko defal ngir yow. waaye sama condition mooy man maay wax waxtu bi wax bis bi te bu ma laal. dégg naa bi sëriñ bi ñëwee taxaw murit dañoo taxaw def nii espagnol si taxaw tubaab bi taxaw. bi ñu demee ba sëriñ bi ne mën na maa gis ñu ubbi ko mu jàkkaarloog moom. il était en résidence surveillée. tubaab bi daf koo laaj daf ko ne ñoo ngi lay jéggalu ci li ñu la teg ndax dem nañ ba xam ne ñoo la tooñ. waaw mu ne ko jéggalu moom suñu borom rek moo ko yeeyoo. tonte ko noonu. mu ne dama doon laaj lan lañ la doon laaj pour dédommager la ci lii nga xam ne def nañ la ko. sëriñ bi ne ko soxlawu ma dara ndax li may jariñ sama borom lu jóge waaye dellu leen sama dëkk. dinaa fa yónni sama ñoom li ñu fa bëgg a am fa. dëgg la looloo waral. kër sëriñ dëkk France boo dem. fekk fa kër sëriñ Touba te mun ñoom benn kër Touba. je crois que la symbolique elle est là. tout à fait. mënu ñoom benn kër Touba boo xam te ne Touba ba ko moom François tur Mitterrand waaye foo dem fekk fa kër sëriñ Touba seeni doom di sukk di jébbalu ci sëriñ bi. kon këyit yi nga xamante ni ñi ngi fa am la vraie histoire. waaw faaw ñu raconté waat ko. tout à fait. te histoire moo gën a important ci lu peuple mën a am.
c'est bi important. may jàng science politique dama doon waxtaan ak sama professeur ndax ma ñëwee rek may bindaloo ay kayitu histoire ma ne ko man yaaram bi may jóge Sénégal di ñëw fii bind histoire taxumaa jug dama bëgg xam ay bànqaas ak ay jumtukaay yu war a mën a tax su ma demee Sénégal soppi ko mu ne ma kaay ma xamal la histoire dëkk boo ko xamul doo xam mentalité dëkk bi ngir mën ko soppi dëgg la kon histoire bi dafa important maanaam yoon wi ci boppam fa mu jaar ba yegg si fii la vraie histoire kenn ku nekk war na ko war a mën a gëstuwaat tigi te ñun suñu histoire mu ne ñun Baay Xadim lay doon Serigne Bassirou le bienfait tënk na lépp leer na ci Cheikh Mouhamed Lamine Diop dëgg la tënk na ci histoire Lat Joor ni nga koy jàngee si Serigne Mouhamed Lamine Diop doo ko jàng école déedéet leneen lañ lay jàngal tigi ni lay jàngalee Serigne Touba teg ko au cœur de l'histoire neen la ko keneen la ko jàngal Cheikh Ibrahima Fall ak ça xoolal ni mu ñëwee si histoire Sénégal doo dox ba dégg ko dëgg la Cheikh Ibrahima Fall bi nga xamee ni toutes les chefferies jeexal nañ nga xamante ni boobu képp koo xamante ne amoon nga buur neexatu fa woon dëgg la Cheikh Ibrahima Fall la këram la dajale lépp li nga xamante ne moo fa desoon ci nguur ndax il a pris la veuve de Demba War moo jur maami xalifa bii sëñ Modou Mende Demba War xam nga li mu nekkoon foofu président dans le Kajoor mu jël soxnas mu jël doomi Lat Joor Kumba Cendel ak laal la Fall jël leen ci biir kër gi boo demee si ñi sant Mbóot amoon na fa soxna yaa ngi dégg wax waaw dans les braques de Waalo maanaam bépp foyer bi nga xamante ne c'est un foyer latent boo xamante ne guerre mën dafa am Cheikh Fall daf koo jël dajale ko biir këram xam nga lu waraloon loolu daa bañoon des guerres di am ci ñun ndax boobu ba léegi haine bi mi ngi des dëgg la ñàkk nañ seen njuur mu boole leen ci benn kër boole gi mu leen boole seen biir kër bokk na ci li nga xamante ni moo indiwaat jàmm Sénégal moo indiwaat Bawol ak Siin ak Saalum am jàmm ji te l'équilibre fenn équilibre boobu mu defar dëgg la c'est ça la vraie histoire bi ñu war a jàngal nit ñi Lat Joor li nga xamante ni moom la mujjee am mu gën koo neex ci àdduna mooy yërëb Sëñ Tuubaa ci ak ay wird astaghfirullah lu ko Sëñ Tuubaa wax nga xamante ne Lat Joor il a même pas eu la chance d'être mort damel boobu tubaab bi puus na ko muy wër di xool nan lay songaatee tubaab bi dëgg la ba ne kenn moom la doon wax dëgg muy Serigne Touba bàyyi ma dem seeti ko Serigne Touba diggal ko ne ko nguur moom kenn du ko ñibbi bu la bàyyi da nga koy bàyyi mu ne ko nag man sama deret mayu ma loolu faaw ma dem xeexi Serigne ne ko comme que dëggal nga bopp ci loolu jox ko yére jox koy wérd ne ko demal ci lañ ko reyee fi ñu ko mujj reyee histoire bu fan lañ ko jàngale ci livre yi amul dëgg la c'est important l'histoire alors xam naa ni auditeurs yi du ñàkk am ñu ci bëgg participer mën nañ def 33 864 77 02 ngir ànd ak ñun ci waxtaan wi ñu ubbil leen ab fenêtre rek ndax waxtu wi tamit mi ngi daw mën nañu woote ci 33 864 77 02 ngir jokkook ñun alors Manel gis nañ tamit ci présentation bi ab kuréel bu am solo Rijal Holding di promouvoir une banque Mouridia alors tey banque Mouride daanaka am na ñu bari ñoo xam ne avant ñun daan nañ ko junj je pense que Serigne Saliou Fall sunu wéjur di un spécialiste de la banque un fiducier un spécialiste de la monnaie moom xam na ci lu bari bi muy nekk holding Kër Xaadim aussi ci Babacar Ndiaye Kër Xaadim nekk léegi Canada suñu biir waxtaan daan na wax lu mel noonu ay waxi banque Mouride alors tey voilà après toutes ces générations nga commencé waat dundal baat boobu une banque de la Mouridia alors ndax dafa am une je ne sais pas une transition boo xam ne wala une dévolution boo xam ne Serigne Saliou daf ko def wala c'est par rapport aux études
yi nga def un peu partout aux Amériques ak en Europe moo tax nga xam ne en fait ça devient impératif incontournable pour la Mouridia bu dee loolu la it ndax waxtaan nga ceeg sëriñ bi. ok jërëjëf ci laaj boobu c'est une question vraiment teintée d'émotion. pour moi c'est beaucoup d'émotion mooy waxtaan ci la banque Mouride. mën naa jàpp ni su ma amee héritage ci yoon bi loolu la. ndeysaan. Serigne Saliou moom Serigne Modou Moustapha Fall. bu mu demee jàngi Canada bu ñëw. bu juddooguñu. dafa jël léppam li mu am def ko ci saak mi dama bëgg ubbil banque yoon wi. mu jéem ci loolu nag. waaye mel na ni boobu antuwul. mu jam say jafe-jafe yu bari. xëy na li nga ci xam xaw ma ci. ndax yàgg ngeen. ay nag avoir raison trop tôt c'est avoir tort. ça seul xëy na erreur am mooy avoir raison très tôt. mentalité yi yeggul woon fu ñu mën a nekk une banque boobu. tout à fait. xëy na le projet de la banque a été saboté. tout à fait. 30 ans après gis nañu ba léegi seen ñëpp ñu ngi koy waxtaanee. dëgg la. waaye dañuy war a def benn pause foofu noonu bàyyil ko li nga xam ne moom mooy percusseur bi ndax moom moo ko njëkkoon bëgg ndeysaan. kenn ku nekk bu la sa waajur juree dina la bàyyil deret. dina la bàyyil sant. dina la bàyyil ay idée. tigi mu mel ni dama judd ci ferveuru banque Mouride ma koy dégg. bind ci suñu ay mémoire loolu rek lañ xam. dëgg la loolu lañ xam. dëgg la mu mës a yàgg nekk sama mbébét. non seulement pour rétablir l'histoire. waaw waaye jàpp naa ni doom ju ne buñ lay jur. ngir fekk sa bàyyi. ne ci dara nga jàppale. moom liggéeyam banque bi la. te moom mooy sama sëriñ. tigi ma jàpp ni banque bi mooy sama ndigal. ndeysaan. moom xaaruma ko ci sax bu may yëngal banque bi. fu ma toll di ko ci waxtaanee. waaw. yàlla dogal nag muy koo xam ne ku ñàkk ki ñaan la. ku bëgg lu baax la bu ma ko tàmbalee rek mu xam ni mu ne ma yow yaa ànd ak génération bi nar a def banque bi. man xëy na. ko waroon déclencher. waaye si yéen la war a jeexee mooy la génération. X Y bi xew mii nga xamante ne mooy génération internet beeg génération bi xëy na banque bi tey la woon. dëgg la mu jox ñu ndigal ñu tàmbali ko. ci loolu ci lañ toog di xool nees war a mën a def. ba créer banque bi ñoo ngi ci ay pexe nag am na ñu bari ñu si waxtaan. li nga tudd léegi mu Rijal Holding. di nuyu ñi nga xam ne moom lañ ko bokkal. suñu PCA mi ngi tudd Serigne Mandaw Thiam. di ko baax. moom it idée banque bi mu bëggoon ko. ndeysaan bind ko ci Facebook. ñu tàmbali ci waxtaan ba xëy suba teel créer benn groupe boo xam ne dañuy waxtaan ñu def banque bi. dëgg la ñu jéem ci. mu xaw a metti. ndeysaan largeur yi nga lenteur yi dafa bari. pour ngir lijjanti ko parce que it banque yombul c'est politique. c'est beaucoup c'est un instrument multidimensionnel. duñ la bàyyi nga teel ko def. dëgg la ci kaw loolu. ci lañ fexee ba ci lañ amoon jafe-jafe ngir ubbi ko. comme que jotoon nañ am benn xéwal boo xam ne jëloon nañ ko ci Mouride ngir créer banque. am suñu benn partenaire Serigne Matar Sarr. di jàmbaar loolu mu ne léegi dañuy jël investir ci ay projets yi nga xamante ne c'est un projet yu Touba soxla. comme le secteur alimentaire. tout à fait loolu ngay dégg Saint-Champ. Saint-Champ Touba. waaw on est le plus grand réseau de distribution alimentaire à Touba tuddee ko Saint-Champ. ci lañ nekkagum fi mu toll nii. d'accord tout en xam ni suñu rôle wala li nga xam ni moom lañ bëgg mooy une banque Mouride. te foofu lañ jëm. tout à fait ñu toog di ci xalaat qu'est-ce que war a mën a defee loolu mooy Rijal. di la sant bu baax pour la publicité. ndeysaan non fii taalibe à l'affiche la amul benn problème. ça permet tamit de savoir ñu xam ni Saint-Champ. c'est une entreprise 100% Mouride. ñun ñoo ko moom tur bi Saint-Champ bi. loolu moo nekkoon effet boutade bi ngir mën a permettre ñu démarqué wu nit ñu xam ni wane ni bu leneen champ mën a am Saint-Champ mën a am. loolu la woon mooy c'est une entreprise totalement Mouride man je fais partie des administrateurs de Saint-Champ. loolu benn la woon. fu banque bi toll nag fi mu toll nii mooy ñu ngi koy wax dëgg yàlla kër ga bis bu set nit ñëw. am lu mu indi nañu waxtaan ci banque bi. ndeysaan am na ay cabinet yoo xam ne ñu ngi ci bëgg ñu ngi ciy waxtaan. waaye man li ma gëm dëgg mooy banque yi xale yi ñoo ko nar a porté. tout à fait c'est une question de génération. ñoo ko war a porté. waaw ñun ñoo ça ko war a moom porté. vraiment. kon ba fii ñu toll on invite tout le monde. tout à fait. këyit yi moom suñu borom dogal na sëriñ bi bind na ko ba noppi. teg na ko banque. dëgg la mais il faut du courage pour le faire.
ñu am courage bi am bëgg-bëgg bu ñëwee toog waxtaan ñoom di banque bi te yaakaar naa Serigne Mountakha mii nii murit yëpp yéene nañ ko banque murit ñuy dagg ruban yi def ko en fin islamique mu ñëw taxaw ko ndax loolee barke borom Tuuba wax dëgg yàlla loolu lañ ko war a defal on a trop dormi sur nos lauriers Cheikh Modou Moussa Mbacké tous les défis yi nga xamante ne jàkkaarloo nag moom ni mu def ba relever ko Serigne Fallou Mbacké màggal Touba bi c'est pas évident Serigne Fallou la c'était pas évident tout à fait ni mu indee Touba vision bi ba tey Touba nekk di indi 250 milliards par année ci Sëñ Fallou fi mu jaar ba def lii kenn warta toog noonu Cheikh Abdoul Ahad le défi d'organisation bi mu def ci biir Touba fit bi mu àndal nee na dafa xam ni Sëñ Touba bakken moo koy liggéeyal na dafa dégg Sëñ Moussa Mbacké di wax liggéey Serigne Touba bakken laa ci teg dëgg la yaa ngi dégg Serigne Saliou hectares yi mu laaj Xelkom le défi d'éducation def ko woon pour moom c'était pour une génération Cheikh Mamadou Mourtala bi muy dem Amérique al Azhar at bi ma judd at boobu la njëkk Amérique bi muy dem dañ koy jàppandoo li mu doon ubbi daa bëggoon ñun buñ fa ñëwee fekk fay kër Serigne Touba mën ko fa liggéeyal kenn ku nekk li nga def ba ci Alaaji Baara ba Serigne Cheikh Mati Lay ñun notre génération doit se poser la question lan lañ war a defal Serigne bi te bokk na ci lu mel ni banque boo xamante ni day nekk banque sur finance islamique mën a développer Touba ndax Touba bi bu ñu amul institution financière qui peut financer des projets d'assainissement hydraulique def ay barrages dara du am une banque de développement c'est une banque de développement qui doit être créée du nekk banque boo xamante ne liggéey moom xaalis waaye une banque commerciale comme ça qui ne fait que pour gagner de l'argent c'est 2000 milliards que les Modou dugg au Sénégal chaque année c'est 25 milliards qui créent une banque ne serait-ce que le bénéfice yi compagnie yi nga xamante ne ñoom ñooy def xaalis compagnie envoi bénéfice bu ñuy def rek buñ ko ci génne woon créer banque on les donne beaucoup d'argent gratuit foo joxee 1000 francs Wave wala nga jox ko beneen kii bi yaa ngi enrichir keneen ko soxla ko kon c'est un appel solennel nañ toog waxtaan def suñu crowdfunding 25 milliards lañ soxla ngir ubbi banque la capitale c'est 10 milliards léegi ñu defal sëriñ bi lu mu bëgg sëriñ bi nag defal ko li mu bëgg du kenn ku nekk mooy teg ko ci rukku bi fekk dajaloo wuñu wàcc xewul ci ñoom alors mais ci biir dajaloo boobu c'est vrai que la banque c'est un métier métier la est-ce que tey au niveau de Abrar voilà il y a une partie boo xam ne wala pôle boo xam ne en fait c'est des banquiers yoo xam ne ñi ngi ci waxtaan ngir ànd ak yéen ngir xool vraiment dëgg-dëgg banque bi lan lay doon lan lay ndurul alors quel doit être également l'apport de Serigne Mountakha bu fekkee yëg na ko ndeysaan banque bi moom yaaram waaw suñu borom dimbal nañ na bind nañ ko ba noppi tigi li ci gën a métti bind nañ on a juste besoin de managers courageux pour banque bi waaw mel na ni banque bi moom lépp li mu war a mën a doon tegu na ba noppi loolu mel na ni sëriñ bi bind na ko fi ma jógee léegi cabinet expert comptable Gaye associé fa laa jóge ñu ngi ci doon waxtaan waaw mu génn laat ma projet boo xamante ni dañ ko actualiser jëm ci loolu noonu xamante ni yeneen circuit de financement yu amul woon amul kon loolu amul solo xale yi nga xamante ne moom la ñu maasal waaw ñun ñoom ñëpp ay MBA lañ def tout à fait MBA bi nga xamante ni moom nga jàng Canada jàng ko France jàng ko Sénégal jàng ko IASM IAM boobu la ñiy créer banque di am tout à fait donc c'est un problème de courage c'est un problème de volonté quoi de volonté maanaam lépp am na fi lii ñuy wax nii yëpp ay këyit la sa mbaay daf may nettal ne ma sëñ Manoum te daf ko waxoon waaw damaa foog ni woon tubaab rek mooy créer banque waaye yow mii tubaab nga ñun ñii moom bu sëriñ bi jàllee bu tubaab yi jàng na ko de ñun ñii jàng nañ ko dëgg la mi ngi ci yow mi ngi ci man tigi leneen lépp lu ñu teg la di ko réglementé boole coog loolu dina am nag une lutte politique qui doit se faire waaw parce que Touba bu amatee banque corruption du fa am corruption du am doo fekk population di leen dajale di leen jox t-shirt déedéet yooyu yëpp day jeex c'est-à-dire que banque bi c'est la porte ouverte à beaucoup de choses aussi tout à fait ndax it ku ëmb sa sankal ëmb sa sutura dëgg la suñu sutura googu noonu ñu bari bëgguñu ko am donc kon les défis sont politiques les défis sont socio-économiques les défis sont un défi de courage yooyu yëpp buñ ko réglé te dox jëm ko def ko sëriñ bi moom ndigalam rek lañ bëgg ci moom ndeysaan bal ak maaram moom
na fi yàgg rek te ne suñu biir amiin amiin ndax xar kanamam googu moom day yokk fit murit ci suñu dañuy yokk lépp rek moom na fi yàgg amiin waay te jox ñu ndigal ñu def ko ak sa te xam naa ni moom ci boppam la war ci yoon wi xam na ko xam na ko dëgg la ndax sëriñ bi dafa jël yoonam bi ràbb ko nit njaago buy ràbbi sër fu mu tollee rek dina génne sor boo xamante ne nga ni fu mu jóge sëriñ Muntaxa nag sëriñ Muntaxa day sor boo xam ne ñu ko génnee kenn ku nekk laaj nañ sëriñ Tuubaa fan la ko dencoon dañuy ñaan rek banque bi nekk yenn si sor yi mu génne jox ko waaye moom mbàllay sa ni ñu téel ruu yi yokkuñu fit leneen lépp maanaam ñu ànd kook murit si ànd kook yéen ñi lijjanti ko yaaram ak sa jërëjëf sëriñ Manel Mouhamadou Manel Fall waxtu wi daanaka mi ngi daw yëguñu ko ñu ngi ci daanaka catal waxtaan wi daanaka juróom-ñetti simili moo des ci jataay bi alors dañuy dugg ñaari Baay Faal rek waaw mënta ñàkk Cheikh Ibra alors tey quel est le véritable défi pour la communauté Baye Fall parce que ni nga ko waxee sànq paradigme yi ñu ngi changé lu ci bari mi ngi tuxu te yoon wi gis nañ fi mu toll ci réalisation bien sûr ci ndigalu xalif général des mourides alors tey bu amoon yeneen défi yoo xam ne nii la communauté Baye Fall war na ko relever surtout au niveau de la ville sainte ba tey rek ci ndigalu sëriñ bi lan nga jàpp ni moom lay doon parce que interpeller nga certes tous les mourides mais dans le mouridisme dafa am une particularité c'est Mame Cheikh Ibrahima Fall. waaw kay ñun lu sëñ bi bëgg rek xam nga boo amatul bëgg moom est-ce que Baye Fall yëpp ñoo amut bëgg mooy lu sëñ bi bëgg ndax nag Cheikh Ibrahima Fall dafa waxoon lu am solo waaw dafa ne fu sëñ Bamba sampee mbër ma samp fa mbër ñu ne ko Fall lu sa mbër tu jariñ mooy lu mbërub sëriñ Bamba bëgg mu def ko ndeysaan waaye nag ñun suñu liggéey lépp mooy li sëñ bi bëgg dañ ko matal dëgg la ndax bëgg sëriñ bi ab Baye Fall la koy matal foo mënta nekk noo tuddee sa bopp bu nekkee sëriñ bi woote na nga defu bëgg bi doon nga Baye Fallu sëriñ bi dëgg la benn defi nag laa gis boo xam ne ñoo ko jox suñu bopp ñu jàngalewaat maam Cheikh Fall neneen ni mu xewee ci tali bi c'est quelque chose qui me tient à cœur ñu jàngalewaat ko maam Cheikh Fall neneen daa waxoon mag ñi wër di waare fexe ba ku la gis waaroo ko gën wër di waare fexe ba ku la gis waaroo ko gën tigi yi fi xew ñi yëpp ñu koy tuddee Baye Fall du Baye Fall man mënumaa gis ki woote Cheikh Ibra di takk te benn photo bi nga am ci Cheikh Ibra solul lu takk yére bii ba léegi mu existe ñi mu àndal gisoo si kenn ku si sol yére bu takk buñ la waxee rapport yi tubaab bi wax ci moom yi Cheikh Issa Diène wax ci moom yu Sëriñ Ndaam Abdourahmane wax loo ci moom amoo fenn foofu ci mën na tee nga ni kii nit koo xam ne ku waye di boppam la déedéet lu tax ngay wuyoog moom di ko def tout à fait Sëriñ Modou Aminta Fall mi nga xamante ne ñaari Baye Fall moom nga wax gis nga Sëriñ Modou Aminta Fall bu masaan toog ba jël serwet bi wa teg ko ci wetam ak doon kenn ba nga gis ko mu dox lan ngay gis ci kook loo xam ne dees koy xeeb amul de barki Sëriñ Cheikh Jëm mi fi jóge benn yoon kan nga gis ci bokk ci Cheikh Ibrahima Fall muy wane lu doye di d'accord kon ñoo ngi woo ñi nga xam ni ñi ngi atteewoo ci mbedd mi ñu xam ni loolu yi ñuy gis ci mbedd bi dëkk bu la gën a rëy nag moo la ëpp baa xam nga loolu tigi waaye Cheikh Ibrahima Fall c'est un manager hors pair fi mu toll ni problème de développement yëpp lijjanti na ko xam nga lu mu waxoon ne bu jamono tollee fii da ngeen def ni man doom ñu ne ko loo def mu ne nangoo liggéey lool te néew bëgg waaw dëgg la de te foofu leen toll fi mu toll ku yore réew mi rek bu doon déglu waxi Cheikh Ibrahima Fall dem na nee na nañ nangoo liggéey kenn ku ne daa war a lëy waaye nelaw ba midi teg sa ataaya doxoo lu Cheikh Ibrahima Fall wax déedéet néew yi bëgg-bëgg benn 10 000 benn 100 000 ngay am par weer sa kër 90 000 ngay fay par weer waaw da ngay wàññi bëgg-bëgg yi boo bëggee am dara tigi Cheikh Ibrahima Fall doxalinam moom la jeunesse bi àtte woo
kon bu nekkee da ngaa war a yor une jeunesse comme ça koo romb ci mbedd bi ne ko faal mu wuyu la boo yoree jeunesse boobu war ngaa mën a xam ki ñu àndal lu mu leen woo nga ànd seeg ñoom Cheikh Fall yamut ci nekk ab sëriñ Cheikh Fall c'est un père spirituel pour cette jeunesse tout à fait Cheikh Fall dafa bokk ci percusseur yi nga xamante ne moo ëpp lu mu bàyyi nit ñi ci kii kuy def liggéey bu xeebu sax il n'y a pas de sot métier naan bàyyil ma def ko Baye Fall laa kon que Baye Fall laa boobu noonu da nga ko war a utiliser à bon escient loolu mooy sociologie bu dëkk loolu mooy defar dëkk kon ñu gën a bàyyi Cheikh Ibra Fall ci lépp lu ñu war a mën a dox te lépp loo xamante ni gis nga ko muy dox Cheikh Ibra Fall waxoon na ko ba dëgg la tubaarkàlla jërëjëf Mouhamadou Manel Fall agsi nañ ci fi ñu war a yëkkatee jotaay bi dama lay bàyyi rek nga joxe kàddu yu mujj yi ginnaaw bu ñu la sante gëlëm la ci waxtaan wi ak ci leeraay bi ak ci leeral yi muy lu am solo ñu am ci mbégte loolu lan ngay tàggatoo. ok santat yàlla bu baax a baax yow alhamdulilah ci waxtaan wi neex wi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi koy def doyul di nuyu nag fi ma jógee Washington DC di nuyu kilifa gi mu fa nekkal Serigne Mamour Mbacké ndeysaan bu baax moom Mourtala déedéet Serigne Mamour Mbacké Mourtala moom la ñu ñëpp boole ci diaspora tigi Serigne Mamour Mbacké di sëtu Serigne Mamour Diarra ndeysaan moo ñu fa nekk suñu imam di suñu lépp di bu baax a baax a baax dëgg la imam suñu jëwriñ bi Serigne Ablaye Seck Pëlle ak Baye Fall yëpp rek di ñaanal nag Serigne Mountakha mu yàggaat fi amiin Serigne am di du mel amiin Fall di santaat ki nga xam ne moo fi jóge bërki démb tey juróom te 40e jour yi doon suba Serigne Cheikh Jëmb Fall suñu borom fayal ñu ko amiin yaa rabbi téeméeri at yoo xam ne si ndigal la ko teg te kenn ku nekk ki nga dénk sa alal moom nga koy laaj Serigne Cheikh Jëmb lañ déggoon suñu alal ndax moom lañ doon liggéeyal bu fi xëyee jóge ci war ñun ñëpp war nañu taxaw di ko ci di ñaanal waa kër di xalifa kër ga Serigne Assane ak Serigne Ousseynou ñàgg fii amiin waay amiin 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 di sant waa Daaratul Abraar ndax wax dëgg yàlla as njëwriñ laa matuma ko sax waaye dañ ma jiital ngir xam ni xëy na damaa fooyee lool te buñ ma jiitalee ma dox moo tax ñu def ko ñoo ngi leen sant bu baax a baax ci taxawaay bi di leen gëmloo liggéey bi ndax nag du yomb lu jafe lay doon dëgg yàlla lu jafe lay doon waaye nag murit war naa mën a rus nelaw ba ngoon te amoo défi boo war a relever dëgg la ñu gën a jeunesse murit bi ñu leen gën a woo ci des défis il faut avoir des défis dans la vie tout à fait nit dafa war am lu la war a teree nelaw dëgg la te ñun maanaam màggu Tuuba ci saayir ndax màggu baatin bi sëriñ yor na ko daf ñu war a teree nelaw kenn ku nekk li nga jàng surtout xale yi nga xam te ne ñoo ngi toll ci bind ay mémoire bind ay master nañ ko bind ci dëkkub sëriñ bi ak sëriñ bi d'accord yaa boire yaa manger tout à fait leadership ak management ak aménagement du public ak hydraulique ak lépp nañ ko bind ci sëriñ bi politique ak lépp am na ci sëriñ bi et que aujourd'hui plus que jamais la communauté mouride a besoin de ces énergies les plus positives ñu booloo def dara parce qu'il y a beaucoup de défis qui nous attendent et que ànd dox moo ko war a mën a def dañ ko booloo gën a ànd liggéey bi di la sant nag ci liggéey bi nga def bu baax a baax di ñaan yàlla nag lii bañ a doon suñu daje bu mujj amiin yaa rabbi amiin Fall jërëjëf Mouhamadou Manel Fall cant ak ngërëm ñeel na la yéen ñi doon toppit ci émission bi Talibé à l'affiche maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu ak gërëm sama technicien Serigne Saliou Keita ci taxawaay bi ak ci café gi tubaarkàlla Serigne Saliou Keita ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di leen jox dox daje beneen ajjuma ci seen émission Talibé à l'affiche ngeen ci doon ànd ak Abdoulaye Diop ndongo yi ci wàllu waxukaay bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.